Écoute. xaar ma léegi déglu rajo Bawol Média fi ci Mbàkke tableau caabi bul daw média bi lay leeral waxi mag dugal wax sa soxla 33 976 68 99 ñëpp ci xajarul 6 ana saay ma room sëñ bi par rapport ak les moyens yi nga xam ne coalition Benno Bokk Yaakaar dégagé na ko pour vous permettre de mener votre campagne à terme bëri na ay frustration xaw ma yëg nga xaw ma yëgoo mais terrain bi moom kenn ku ci nekk liggéey sa cër nga jot ci mais li ma njëkkoon dégg sa question mooy cas de détournement donc li nga wax moom ça li nga wax ni c'est avéré mais bokkul ak détournement moo tax ma ne la kenn mënu ko détourner voilà donc frustration yi c'est avéré mais ñu ngi ci liggéey quand même. voilà jërëjëf Abdoulaye Fam xam naa bala ñuy ñëwaat ñuy wax signaler présence su Mouhamed Diop bu RFM ak Moustapha Mbaye bu Dakar Actu ak ki nga xam ne mooy Cheikh Amar bàyyee ko Bassirou Amar bàyyee ko Walfadjri ak ki nga xam ne moom mooy Mor Mbaye Cissé Diop bàyyee ko fële nga xam ne moom mooy Source A léegi bala may ak El Hadj Fallou Ndiaye bu Touba Info bala may joxe man am na question boo xam ne aussi dama ko bëgg a glisser rapidement sëriñ bi sëñ Cheikh Abdou li question bi mu lay posé mooy gis nañ ne Idrissa Seck quand même ñëw na Touba def na fi meeting mbooloo mu bëri topp na ko ñu gis ne également que dafa mel ni électorat PDS bi mi ngi commencé penché wu jëm foofu ñu gis également que yéen réaliser ngeen fi lu bëri wax nga ko démb sur TFM que li ngeen fi réaliser kenn réaliser wu ko lu visible la mais qu'est-ce qui fait
lan ngeen mën a justifier rejet bi nga xam ne ñu bëri ci population bi dañ koy rejeter seen candidat ça c'est un. Beneen question bi mooy la question de la sécurité yéen wax ngeen que ne bi ngeen demee sur le terrain ba fi ngeen toll ci wax nga ko dem ci 20 jours yi am ngeen yaakaar ne da ngeen di gagner est-ce que aussi bàyyi ngeen xel la sécurisation du vote parce que alerté woon nga fi maa ngi fàttali ci élection yële gars yi dégluwuñ la woon ba finalement élection yi ñu ci bëri ay bureau de vote dañ ko tëjoon ñaari question yooyu laal bëggoon poser après ñu jàll ci. waaw pour le bu mujj bi ci lay njëkkee pour la sécurisation loolu foog naa ne ren dina wute ndax foog naa disposition yi ñu war a jël commencé nañ ko jël même sax yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoo war a yor wàllu kaaraange gi foog na am na ñoo xam ne ñëw nañ ñu ci dëkk bi te aussi dëkk bi en temps changé na parce que am na escadron yoo xamante ne bi léegi mi ngi fi donc sécurité dëkk bi gën naa yokku kon jàpp naa ne wàllu sécurité bi ren ji moom foog naa ne bu ñu sunu borom dimbalee mën nañ ci bañ am benn jafe-jafe li nga tudd rejet nag man tudd ma ko rejet peut-être problème mu communication la ak xaj na ak ñàkk déggoo la donc loolu nag ci la ñuy liggéey pour xamal nit ñi mais li nga xamante ne bii mooy li am aussi moo di am nañ fii un électorat boo xam ne bu wóor la c'est pas la majorité dans la commune de Touba aussi ça aussi faut le préciser parce que boo jëlee ci yeneen 15 communes yëpp on est à peu près majoritaire partout loolu nag liggéey boobu rek dañ ko wéyal parce que aussi loolu mooy àddu parce que li fi nekk électorat maître Abdoulaye Wade la woon ren ji élection yi moom bokku ci kon day mel ne électorat boobu kenn ku nekk ca ngay jéem a dem jëriñooti ca pour yokk ci li nga xamante ne bii mooy li nga amoon candidat Idriss Seck mi ngi ciy am candidat Madické Niang mi ngi ciy am candidat Ousmane Sonko mi ngi ci am ñun aussi bari na loo xam ne mi ngi jógee ci biir PDS aussi di ñu fekk si suñu yaakaar sax loolu moo ko yokk parce que li fi nekkoon di ci jógee bari wut bu fekkente ne bi aussi dara jóge na ci te am na loo xam ne mi ngi ci dolli ko si te li ci des day mel ne nit ñi dañ koy séddoo kon situation boobu bu fekkente ne bii moom moo continuer ba le 24 amul dara loo xamante ne bii dana dox suñu diggante ak ñu gagné parce que situation bu fekkente ne bii moo continuer amul dara loo xam ne mooy dox suñu diggante ak ñu gagné moo tax ma ne la amul rejet problème de communication la mais li nga xamante ne bii moom la président réalise ci dëkk bi tey ji Ila Touba bi rek war naa tax nit ñi xam ne liggéey na ci biir Touba boo jëlee assainissement bi li mu fi def jege na 20 milliards 7 milliards yu mujj rek moo di assainissement des eaux usées bi nga xamante ne bii commencé nañ ko nga xam dana ci branché loo xam ne dina mat junniy kër ak genn wàll muy 1500 kër boo jëlee wàllu forage tey jii juste avant la magal ñaata fan lañ fi def ñetti forage ci diir boo xam ne diir bu gàtt la boo jëlee wàllu tëli yi daaw def nañ fi loo xam ne mën na 30 kilomètres pour un coût de 10 milliards boo jëlee li nga xam ne mooy 30 bi projet bi génn na marché bi lancé woon nañ ko am na benn entreprise sénégalaise boo xam ne moo ko gagné pour un coût de 12 milliards et travaux yi en 18 mois bu ñu yàlla dimbalee ci la ñu koy def boo jëlee li nga xam ne ñu ngi ko doon def muy 2 fois 2 voies yi nga xam ne moo jógee nit ñi ba agsi nii bu ci yàllaande aussi rocade bi dañ ko def 2 fois 2 voies moom aussi études yi pare na marché yi danañ ko lancé pour en 2019
di visite de proximité yi ngay def ba lancer ci programme Fakk. jëru ko am nga adversaire yoo xam ne ñu ngi sur le terrain ñoo ngi doon leen sëkk ay adversaire mais jublu ci ñooñu kële da nga bàyyi ko boobu mu dox doxantoom ñu siyaare ab sëriñam ndax delluwaat loolu demee
Mamadou Dieye bu Soleil moom mooy poser question Mamadou Dieye mën nga poser sa question. sëñ bi ñu ngi siyaare bu baax ñu ngi bég lool di teew ci jotaay bi di am aussi vraiment kontante bi ñu déggee li nga xamee ne moom ngeen fi indeegum ci seen bilan ma bëgg rek dellu si tuuti ñaari fànn benn bi laaj la sa jàngat la ci li nga xamee ni dëkk bi am na ci ñoo xamee ne ñu ngi koy jooytu ndaxte da nga taxawaayu ñaari jëmm benn bi maanaam chef religieux la benn bi nekk aussi maanaam responsable politique ñu gis ni ci wàllu valeur fii am na noo xamee ne noonu la dëkk bi war a mën a taxawee comme royukaay au niveau national te ñu gis ni nga xamee ne responsable yenn ci responsable politique yi ni ñuy jëflante ci wàllu politique nekkut loo xamee ne lu ñuy xaare fii ci ay nit ñu dëkk ci dëkk bi la loolu dañ ci bëgg benn jàngat beneen bi mooy que ni frustration yi ñuy wax am na ci biir parti bi et c'est vrai gis nañ nga def ñaari stratégie defoon nga remontada bi yaa ngi def faqat mais bu fekkee ne démarche unitaire bi bu fekkee ne démarche unitaire bi suivrul je pense que maanaam résultat yi foofu lay jëm bi nga xamee ni moom laay wax aussi bu jëm ci le bilan comme am yoo xamee ni bu fi ñu toll nii réaliser guñ ko mel ni hôpital bi boobaak léegi ça prend du temps te am na ay nit yoo xamee ne gisuñu ba léegi seen bopp ci programme bi nga xamee ne moom le président liggéey certes kenn du ne liggéeyul mais ce qu'il a fait ñi nga xamee ne ñoo fi nekk jàllale wuñ ko niñ ko war a jàllale ñu bëggoon sur l'ensemble de ces questions là nga indil ñu ci sa position en tant que religieux en tant que responsable politique. Bon bu dee réalisation tey ji hôpital bi nga tudd foog naa ña ngi liggéey ba démarré na xaw na yàgg sax bon loolu ñëpp li ñuy wax naa hôpital bi fi am lekk nañ xaalis nangam mais tey ji ku fa dem li nga xam ne hôpital bi moom bu ñu yàlla dimbale léegi ñu ngi def te bul fàtte hôpital bi nga xam ne aussi mooy Matlaboul Fawzeyni bâtiment bu ñu fay def donc loolu aussi commencé nañ nga xam ne kon du benn hôpital ñaari hôpital la li nga xam ne moo jëm ci li ngay wax ci démarche unitaire bi fi mu toll nii temps campagne la ñu nekk et temps campagne bi tey jii suñu borom dimbali ñu ba dénominateur commun bi ñu am c'est le président de la république et moom mooy candidat kenn ci ñun du candidat kon foog naa aussi foofa am na ay velléité de division yoo xamante ni na ma waroon nekk aussi suñu borom mënuñu suturaal ba du demee noonu bu dee frustration nag moo politique ñu ànd parce que aussi maanaam politique mënoo indi loo xamante ne bii muy doy li ngi lay doon ba kenn ku nekk nam ko bëgg mu jote ca noonu kon du ñàkk léeg-léeg mu am ñoo xamante ne bii dina am ay jafe-jafe wala en tout cas dinañ wane seen mer ci yenn yi mais li nga xam ne mooy li ëpp solo mooy de manière générale dans les différents comités électoraux nit ñi ñu ngi liggéey dans l'unité parce que bu ñu xëyee ñooy ànd ngoon gi ñooy ànd programme yi ñoom ñoo koy bokk la ca des nag amuñu temps di ko lijjanti ci biir campagne électorale bi ba campagne bi jeexee di ñàkk nit ñi danañu toog bu ñu toogee maintenant danañu waxtaan bu ñu waxtaan di ñàkk ñu trouver un terrain d'entente pour ce qui est des valeurs li am solo moo di Touba exemple ci biir réew mi dafa exemple ci biir réew mi ndax loolu ni Serigne Touba toll ak li Serigne Touba doon moo ko sabab moo tax damay wax ne même mécanicien bi nekk Touba wala peintre bi nga xam ne moo nekk Touba wala bépp corps de métier bu mu mën a doon que dëkk Touba daa war a fex ba nekk exemple ci biir Sénégal ci métier ma nga xamante ni moom lay def loolu ni mu war a nekkee rek différents corps de métier yi noonu aussi la war a nekkee sur le plan politique mais loolu aussi lu ñuy liggéey la lu ñuy xam nit ñi la mais fii boo quand même boo seetloo li fi di ay responsable politique kenn xamul lu mu toll wante nag ñi fi jàmbat ci yenn ñi aussi jàpp naa ne aussi bariwut mais man dina xamal ne aussi 100% amul fenn
100% amul fenn foo dem fu ne ci àdduna si ak ci bépp profession bu mën a doon wala ci bépp groupe bu mën a nekk nag faa mu am ay quelques personnes yoo xamante ne bii xañ na comportement ba ñuy am wala nañuy doxalee xañ na du neex ñëpp mais li nga xam ne aussi nag quand même mooy réalité te loolu aussi bu ñu ko nëbbu mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk des politique li nga xam ne moo ëpp fuuf ci ñoom quand même ñi ngi sàmmonte ak li nga xam ne mooy àqi dëkk bi ñi ngi sàmmonte ak li nga xam ne mooy bëgg-bëggu sëriñ bi exemple laa la ci jox ñun gisoo ñu def fi caravane gisoo ñu def ko fi de jëlay oto def ci affiche teg ci ay musique solu mbedd yi dox ñu defuñu ko pourtant am na ñoo ko fi def te ñu rek la ñuy tudd am na man gis naa ñoo xam ne ba guddi dañuy taal seen oto di ci haut-parleur di yoon mbedd yi di wax te ñoon duñu waa benn bokk yaakaar mais vous aussi en tant que journaliste mais ça faw ngeen ko jot askan bi ñuy xamal ñi nga xam ne ñooy respecté ndigalu sëriñ bi nga toog moo di dans la coalition benn bokk yaakaar li sëriñ bëgg ci dëkk bi ak li mu fi wax ñi ngi sàmmante ak moom ñu ngi koy respecté karawaan nañ ci dëkk bi affiche yuñ ci dëkk bi am na nag ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi loolu aussi dafa am ay conséquences parce que sëriñ bi daf koy tere maintenant ñun ñi ñu àndal ñoom la sañ waxal ñi ñu àndal aussi ñoom lañ sañ sàmmonte ak mais bu amee keneen koo xam ne jalgati na ko ñu bàyyi ko muy jalgati loolu aussi day am na muy nuru. sëñ Cheikh Abdou xam naa bon am na journaliste yu bëri yu bëgg a poser question te li des ci temps bi quand même bëriwul mais ma glissé ci peut-être benn question bu ndaw laataa may ñëw ci jéy da nga fa am relance booy def waaw li ma bëggoon parce que dafa am loo xam ne dafa am polémique muy benn audio boo xam ne démb diffusé nga ko sëñ bi di ci leeral digganteem ak Macky Sall ak lim ci liggéey ba wax ne sax war na mën a àggale war nañ ko mën a àggale yéenam bi mu am ci Touba loolu ndax sëñ bi publiquement la wax wala wax biir néeg la wala naka la dem luy bëgg population yi xam ko ba xam wax jooju exactement lan mooy fondement bi. publiquement lañ ko wax Màggal Touba daaw bii ba ko jiitu boobu ñëpp nga toog donc audio boobu mi ngi circulé depuis bi ngi def autoroute Ila Touba bi donc ci net bi lañ ko jël ci net bi donc mi ngi circulé donc du wax biir nekk waxu public la wax biir voilà merci beaucoup kon Awa Ndiaye mais ma dina xamal ne rek foofu li ma ci wax dafa nekk loo xam ne am na ñu mu naqari parce que ça fait mal parce que bu fekkee da ngaa toog ne président Macky Sall jubluwut ak sëñ bi président Macky Sall sëñ bi jubluwu ko ñu génn wax joo xam ne day weddi loola mais da nga am problème du leneen da nga am problème waaye li ma la wax moo di ne moom sa adversaire buy am lu ko naqari yow bëggal xam ne yaa ngi dox kon nag yooyu amuñ problème. Awa Ndiaye bu Touba TV. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay ziar juste benn question wala ñaar rek lañu am pour poser la ko mooy gis nañu ne APR élection yi mu fi perte yëpp bu ñu gis ñu en tant que taskatu xibaar ñu def póotum biir néeg li olof di wax xool lan moo leen ñàkkloo élection yi ñu mën cee sukkandiku ba yeneen yi di ñëw ñu mën a xool fan la faay nekk ñu mën koo kii mais dañu ne rek par exemple législative yi dañ ne APR moom moo gañ APR xeex bi moo bëri woon ci seen biir ba tax ñu ñàkk élection bi waaye itam gisuñu benn yoon ngeen def ay assises wala ngeen toog xool carrément fan la problème bi nekk ngeen mën faa teg seen baaraam ngir yeneen yi nga xam ne moom moo di ñëw beneen question bi tamit moom mooy sànq El Modou wax na ko mais gisuma ci sa biir tontu nga ñëwaat ci mooy phénomène Idrissa Seck parce que fan yii yëpp presse bi ñi ngi wax ne Idrissa Seck jël na Touba def ko ci poche am effectivement li teewoon ci mbooloo ci Mbàkke keroog ci meeting ba Ndoyeen teewul woon keroog presque ci meeting président Macky Sall bi est-ce que loolu dañuy commencer sentir ne waaw dama faa dem gis ñaari mbooloo yëpp attends non dañuy waxtaan la fa teewoon ñaata la ci Idrissa Seck sama bët laa ko gis ñaata nit maa teew si ñaari mbooloo yëpp si sama bët def sama estimation c'est subjectif sa bët te guddi la lëndëm la soxna si nañuy wax sur des faits précis de manière scientifique wala la fa teewoon moo ëpp da nga naa man nangam nit ñoo teew fee nangam nit ñoo teew fee loolu mooy dëgg faut être rigoureux dans le travail nga baal ma continuer. waaw ñu ngi ci première question bi kon ci réponse yi. première question bi d'abord non kenn ku ne amoo sa bët dafa am loo xamante ne c'est dafay 1 plus 1 égale 2 kenn mënu ko dit li nga xam ne mooy li nekk moo di élection yii du élection APR
faut que ça soit clair du élection APR élection présidentielle la il y a qu'un seul candidat c'est le président de la République qui est face au peuple APR day ñëw rek di ko gunge mais à côté Benno Bokk Yaakaar mi ngi fi à côté am na ñeneen ñoo xamante ni yeneen coalition la coalition Modou Diagne Fada ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye bari na ñeneen ñoo xam ne aussi ñëw nañ di ànd ak moom di ko gunge si ñoo seen yoon nekku ci APR donc APR amu ci benn prépondérance par rapport aux autres partis yi nga xam ne ñooy gunge président yëpp toutes les partis sont d'égale dignité loolu moo tax du élection APR jërul ñu koy tudd parce que moomul élection yi élection présidentielle la un homme face au peuple donc c'est le président Macky Sall moom moo def ay réalisation yoo xamante ne kenn ku nekk teg nga ci sa bët mu taxaw di laajaat kaddu yi askan bi mbooloo mu jeex na topp gu jóg di ko jàppale mbooloo moom APR da cee bokk mais APR mënuñ ko particulariser parce que du ay élection bu ñu nee ba ci élection locale yi en ce moment là daañu liggéey mbirum APR mais élection yi moom élection APR moomu ko dafa am ñeneen ñu ngi ko seqal ñoo xam ne ay nawleem lañu te ñoo ci yem gëdd ñoo ci yem yéene ñoo ci yem bëgg-bëgg kon ñooñu aussi foog naa ne bu ñu leen di fàtte damay faral di wax ne boo gisee yenn adversaires yi dañuy wax ne élection législative yi coalition bi 49% la amoon dëgg la mais tey jii lan moo tax bu ñu calculer du ci boole ñi nga xam ne nekkuñu ci coalition bi te ñoo fekk président Macky Sall boo ci dugalee Fada dugal ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye dugal ci Balde dugal ci keneen mais da nga dem 55% et pourtant loolu duñ ko wax te yéen taskatu xabaar yi di ko war a wax parce que li gars yi du génne yéen loolu ngeen war a jël di ko génne waru leen xaar sax man ba ma wax leen donc tey jii ça va au-delà APR ça va au-delà de Benno Bokk Yaakaar c'est la grande mouvance présidentielle ñooy jàppale président Macky Sall fas yéene falaat au soir du 24 parce que li nga xamante ne bii loolu boo ko xaymaa ci législative yi ëpp na 55% te loolu xëjut ci élection yi boole koog nag division yi amoon ci biir APR te bi yoon yooyu division da am kon mu soobee yàlla premier tour moom leer nañ incha allah. Mamadou Moustapha Mbaye mën nga ubbi sa micro bu Dakar Actu moom it am na question bu bëgg a posé si Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. salaamaaleykum maa ngi nuyu sëriñ bi maa ngi lay nuyu di nuyu ñi fi teew di nuyu ñi ñuy déglu voilà ñetti laaj la am laaj bi njëkk bi wax nga ko léegi kenn sol ay parti ay nit la ñu fal ku mel ni président Macky Sall mel ni kon moom nga mettre en avant président Macky Sall moomu nag mel na ni mooy principal élément bi tax APR di perte Touba parce que bi mu soog a jël nguur gi am na ñu ko jot a def nangoy oto ak kàddu gu ñu ko jiin moo ko wax ay marabu ordinaire est-ce que jàpp ngeen ni liggéey bi ngeen def sur le terrain yóbbu na kilifa yi diine yi ak waa Touba nu changer opinion ci moom est-ce que am ngeen baromètre pour jauger ne nit ñi soppi nañu xalaat bi ñu xalaatoon moom ci moom ne dafa contre yoonu murit mën naa poser deuxième question bi mooy gis nañ ne yéen a ngi ci terrain bi mais boobaa léegi dafa mel ni doole bi ne fii Touba yéen waa APR xaw nañ ko xeeb ba am na ñuy jóge feneen di ñëw mën naa ci lim ko mel ni Ibrahima Sall jóge Daaru Muxti ñëw Mbàkke Mamadou Racine Sy mi ngi Touba Lat Diop mi ngi Touba est-ce que da ngeen jàpp ne ñooñu bu ñëwee dañ leen yokk doole wala yow da nga bokk ci ñi jàpp ne jor woon ñuy ñëw ndaxte ñoom fanu ne mën na am mokkagul sama dernière question nag mooy président Abdoulaye Wade nan nga jàngate position ndaxte ñu bari lañu gis ne position bi mu am mooy nu bañ a wote loolu bu ko defee day dooleel président Macky Sall est-ce que jàpp nga ni loolu bokk na ci li nga xam ne mën na leen may ngeen gagné premier tour jërëjëf. non président Macky Sall compté wut ci kenn pour falu pour le peuple sénégalais donc loolu foog naa ne lu am solo loo xamante ne bii aussi dañ koy bàyyi xel parce que bu fekkente ne bi da ngay dagaan kàddu yi askan wi di compté ci ñoo xam ne si adversaire la ñu mbett mën na laa dal donc lui il compte que sur ses propres forces et sur le peuple sénégalais pour être élu li nga xam ne mooy ñi fi ñëw jàpp naa ne man lu baax la man contre ma ko parce que lu baax la ndax kenn ku nekk ci ñoom ñooñu nga tudd ku ci nekk am na cër Touba ay taalibe lañu ci dëkk bi am nañ fi ay bokk am nañ fi ay kër ñenn ñi ci njaboot gi la ñu bokk njaboot Serigne Touba gi kon bu ñu jógee ñëw ne que day jàppale le président Macky Sall pour yokku fi doole bi ci biir dëkk bi man loolu nekkul loo xamante ne bii lu may contre la wala lu may ñaawul la man li ma gëm c'est l'addition des forces kenn ku nekk boo dikkee loo mën a indi na nga ko indi bu ñu noppee ñu dajale ko
li am solo rek mooy loolu ñu def ko dans l'organisation ñu def ko ci ak yëgoo bu dee nag sa première question bi jàpp naa ne ñu naan mais président Macky Sall man xam naa ko baax a baax
maire bu Touba Abdou Lahad Ka ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Modou Bara Dolly ñi ngi yegg si fii ñoom it xam naa dañ leen fi jox kàddu ñu wax sax Bathie Sogo aussi am na benn message 2 minutes parce que li des ci temps bi bëriwul bu mu war a adressé wu aux populations de Touba boo xam ne dafa bokkoon ci programme bi Serigne bi xam naa peut-être comme yaa ngi dend ak Abdou Lahad Ka ngeen bokk peut-être coalition Benno Bokk Yaakaar xëy na ñu bàyyi may ko ci ñaari minutes mu am ay kàddu yu mi maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp dañu ko nekk ci turam ak santam di nuyu Serigne Cheikh Abdou Bali mi teew ci plateau bi di ak mbooloo mi ma àndal yëpp Serigne Modou Bara Dolly soxna maam Xarim Mbacké ak Alla Sylla Abdou Lahad ak mbooleem responsable yi nekk ci dëkk bi te bokk ci Benno Bokk Yaakaar te ñu ànd di liggéey ci liggéey bi di ñëw rek di doon seet ci Cheikh Abdou fekk mu ñuy arrêté ni émission bi ci ñuy def dernier réglage yi nga xam ne moom lañ war a def tey ak suba ci campagne bi pour préparer élection yi nga xam ne mooy dimanche di la nuyu bu baax sëriñ bi di nuyu presse bi di leen sant aussi ci liñ beesu di leen ñaax aussi ci liñ jëm ci ni ñu doxalee campagne bi ba mu jeex ni ngeen ko déroulé ba mu jeex ngeen defee ko élection yi mu jeex ci jàmm ci rafetal gi ci seet li nga xam ne mi ngi defar tey war may dëkk bi ngeen xam ne di leen ko sëriñ bi waxe woon bu bërki démb ngeen yéen a ngi koy siiwar ba ñëpp xam nañ ne seen liggéey yéen a ngi koy def réellement waaye aussi yéen a ngi sàmmanteeg war may dëkk bi di leen xamal ne rek ci élection yi moom ni mu demee gis ngeen ko campagne bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar rawatina responsable APR yëpp ànd nañ nekk benn lu ñuy def di ko waxtaane ñëpp nag jóg ngir bëgg victoire président de la République président Macky Sall ci dëkk bi loolu du xëy na nag lu mbooloo baree bu mbooloo baree dana am benn yoo xam ne ay défiant lay doon wala du ñu bokk ak jublu waaye li ëpp daal mooy li ëpp ci mbooloo mi li ëpp ci responsable yi ci 11 zones yi nga xam ne def nañ ko dëkk bi ñi ci ñëpp ñu ngi góorgóorlu di liggéey bu rafet di rafetal fu problème am bu ñu wooyee responsable ba fa nekk moo waxtaan ak ñooñu ba déggoo ak ñoom bu fekkee ne mënuñoo déggoo àdduna suñu borom sax dafa bind benn doom ak ñaari doom ak seex donc ñu fexe ba seere leen ñoom ñaar ñëpp ci ak rafetal ba lépp jeex ñoo ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp di leen ñaanal yal nañu yàlla may victoire di ñaan sëñ bi ngeen ñaan bu baax a baax jàmm ñu weesu ko ci jàmm def élection yi ci jàmm président gagné ñu bu lëndee ñu toog fii def point de presse bi sant ñëpp ñi nga xam ne ay acteurs yu nekk ci campagne bi ak ci élection yi. jërëjëf maire monsieur le maire de Touba Serigne Abdou Lahad Ka xam naa Alla Sylla également dañ koy may moom it ñaari minutes rek parce que temps bi daanaka jeex na waaw bu la neexee waaw mën waaw toogal ni parce que day jël message toogal ni voilà su ko defee nga yëkkati ñaari kàddu rek rapidement ci ñu soog a wéy ci émission. asalaamaaleykum wa rahmatullahi El Maodo sa bokk yi nga àndal ñu ngi leen di nuyu di leen sant comme ni ko maire waxee rek mu ngi gis na ni yéen a ngi topp ndigal yi bu baax comme ni ko sëñ bi bëggee mais comme tamit ñun noo ngi jéem a topp ndigal yi comme ni ko sëñ bi bëggee dinañ fas yéene ànd nekk benn danañuy fas yéene tam fu ñu yaakaar ni foofa damm am na fa dinañ taxaw ñun taxawaayu comme niñ ko waxee woon rek nekk milieu de terrain ci dëkk bi fu ñu xool daal ba xool ni lañ fa war a def defuñu ko ñun dañ fas yéene dem taxaw fa def ko fa di nuyu Cheikh Abdou di ko siyaare di ko jox cër bi ko suñ borom jox te nangul ko voilà. li ma ci bëgg a wax moo di xam nga da ngeen wax rek problème unité xam nga boobu néew ma ne ñii ñu ngi ñëw lii mooy wan nit ñaa ngi gisee et ça c'est le responsable du parti ici nit ñaa ngi gisee ñeneen ñi aussi ñu ngi dikk kon dafa am loo xamante ne bii image la boo xam ne nit ñi ñoo ko véhiculé ci bitti mais nekk loo xam ne lu nekk la ñoom ñi aussi ñuy ay jàmbaar moom c'est le maire di bras droit sëriñ bi mu doyloo ko wóolu ko jox ko dëkk bi mu liggéey bu rafet moom mi foog naa ne kenn mënu ko ci parti bi fii ci dëkk bi mu ci ñàkk ci alalam man koo seede ak alali ay xaritam alali ay njabootam kenn xamul nu mu toll
kon parti bi ñëpp ñu ngi dikk nit ñaa ngi gis nit ñaa ngi waxtaan ñu ngi def ay stratégie mais am na yoo xam ne aussi doo ko wax parce que boo ko waxee ñi nga jàkkaar loolu buñ ko xamee du am sens de mën a bett mais foog naa message d'unité bi ngeen bëggoon di ko wax lii moom da ngeen cee yem parce que lii amul loo xamante ni lu ñu calculer la wala dañoo am réunion daje fi ak yéen ngeen daje fi kon jërëjëf. merci Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké bala ñuy dellu kon ci kii Bathie Sock dafa am benn message de 2 à 3 minutes boo xam ne moom en tant que responsable bu yàgg ci PDS ñëwoon jàppale si Benno Bokk Yaakaar daf ko war a lancer rapidement population Touba ñu déglu Bathie Sock. El Modou gannaaw bi ma la nuyoo di nuyu la presse yëpp di saluer vraiment tranquillité bi nga xam ne am na si élection yi parce que amul benn violence dama bëggoon wax suma mbokku jeunes yi rek parce que tey dañu gis ni dañoo joom ñu ci ëpp surtout ci marchand ambulant yi nekk ci biir marché Ocass ak li ko wër dañu ngemb président faj mer boobu muy Idrissa Seck parce que ci ñëpp umpale wuñu leen Idrissa Seck ba tey élu la mu ngi yor conseil départemental mu koy yor na mairie bu Thiès te Thiès ñëpp gis nañ sortie yi nga xam ni conseil yi def nañ ko fa population bi def nañ ko fa parce que mënuñu la dénk loo xam ni yow gox-goxaan moo gën a ndaw nangu woo faa toog nangu woo faa def benn réalisation boo xam ni yow nit ñi mën nañ ci teg seen bët te au moins nekkoon na fi premier ministre am na ay dossier ak ay wax yu ñaaw yoo xam ni jaar na fi jabootu Serigne Khadim Bousso gis nañ wax nañ ci presse bi may wax ni waa Touba nañu xippi seen bët muy Idrissa Seck muy Ousmane Sonko parce que ñiy taxawal Ousmane Sonko ñi ci ëpp ñu baal ma ay fonctionnaire lañ wala ay jàngalekat yuñ affecté ci dëkk yow nu ñu lay affecté ci dëkk nga ne da nga faa mën a am base politique li ma gëm xam ni moo war a mën a nekk mooy tey président Macky Sall am na considération ci Touba considération boobu nag jàpp naa ni jot nañu delloo ko parce que nag considération bu ànd ak sànq sëñ bi am na lu mu ci énuméré du ma ci énuméré di ci perdre suma temps tey ñun ñi ñëpp ci opposition lañ nekkoon ñi nga xam ne tey électorat wu PDS lañ Ablaye Wade bu nekkoon Idrissa Seck dafa mel ni mu war a mel bu ñëwee danaan topp leen Idi kon Ablaye Wade bu amoon ku muy joxoñ Idrissa Seck la war a joxoñ parce que tey fi mu jaar ak moom bu meloon na mu waroon meloon kon tey PDS ñoom ñëpp moom la ñu àndal te li ma gëm képp koo xam ne libéral nga ànd ak président Macky Sall loolu mooy sauvegarder la doctrine du libéralisme parce que tit sens bi foofu la nekk yaakaar gi foofu la nekk avenir bi foofu la nekk loolu daal laa bëggoon wax parce que déjà ñu ngi dajale xale yi nga xam ne amuñu carte d'identité tintamarre bi moo leen si neex ñi nga xam ne ñoo am carte d'identité ñi nga xam ne ñoo bëgg Sénégal bëgg Touba le 24 dina wooteel président Macky Sall loolu nag ñu ngi siy woo ñëpp jërë ngeen jëf. merci beaucoup Bathie Sock Serigne Abo Mbacké bu Serigne Fallou Asta Dieye mooy jël kàddu gi su ko defee bu ñu ko dégloo ba pare sëñ Modou Bara Dolly am lu mu ci sànni laataa ñuy yëkk si jotaay parce que bàyyi sëñ bi mu conclure waaw li des tàmbali donc sëñ bi mën nga jël micro yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk journaliste yëpp di
émission bi jeex na dañuy bàyyi sëriñ bi mu tëj émission bi dina am rediffusion boo xam naa dañ ko mën a dégluwaat ci canaux yi mu jaaroon yëpp ñuy sant bu baax journalistes yi nga xamoon ñoom ñoo fi teew di ci jiital Abdoulaye Fam Abdoulaye Bamba Sall Mor Mbaye Cissé ñoom Bachirou Amar Mohamed Sio Diop ak Moustapha Mbaye ak waa Bawol Média bi nga xam ne Modou Diop Thiat équipe bi mu àndal ak caméraman yi. Vous écoutez Baol Média FM, la radio de la jeunesse et des femmes. nekk fii ci Mbàkke Bawol janoo ak tableau Thiabi ci xalaat bi mu am woo presse bi ñu ñëw des questions yu contradictoires parce que c'est important am na ñoo xam ne ñemewuñu jàkkaarloo ak média ci débat contradictoire donc loolu aussi baax na presse bi félicité la ci di la ci encouragé parce que ci débat contradictoire ci la dëgg di feeñe il faut nit ñi di nangu ñu leen di andil ay contradiction kii da doon wax Sartre da doon wax ne si tu es différent de moi loin de me léser tu m'augmentes tu marches dañuy bàyyi xel bu baax loolu sëñ bi kon ñu bàyyi la nga conclure ci 3 minutes. jërëjëf fi nga daaneel rek fi lay tàmbalee aussi di sant toute la presse muy rajo yi muy journaux yi fi nekk muy internet yi presse bi fi nekk yëpp di aussi rafetlu seen taxawaay ci dëgëral démocratie ci réew mi rafetlu seen taxawaay ci taxaw askan wi également ci biir Sénégal loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu njëkkee beneen bi ñu dellu si waat rek di dagaat ak di sàkku le 24 ñu sànnil le président Macky Sall carte yi parce que liggéey na ci réew mi war a tax ñu sànni ko suñuy carte ndax autoroute Ila Touba bi 416 milliards war naa tax ñu sànni ko suñuy carte DER bi nga xam ne def na ko ci réew mi 30 milliards te 1 milliard 100 dugg dans la commune dans le département de Mbacké war naa tax ñu sànni ko suñu ay carte bu ñu jëlee bourse familiale yi lu mat 300 000 ménages 120 milliards war naa tax ñu sànni ko suñu carte mag ñi ñi ngi faju ndaw yi ñi ngi faju hôpital bi nga xam ne moo nekk Touba hôpital Matlaboul Fawzeyni mi nga xamante ni taalibe Serigne Touba yi ñoo ko defaroon mi ngi koy réhabilité bu ñu jëlee li nga xam ne mooy forage yi nga xam ne mi ngi ci àll bi muy PUDC ñu jël dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci wetu frontières yi muy PUMA parce que yàlla il travaille de manière organisée lenn lu ki nekk rek daa am kuréel boo xamante ne bii moom moo koy saytu ñu jël également yeneen université yi nga xamante ne mi ngi koy tabax fu mel ne Sine Saloum fu mel ne Diamniadio jël industrialisation bi boo demee tey jii Diamniadio également c'est devenu une ville disons industrielle même c'est un pôle économique ñu jël les emplois écoute xaar ma léegi déglu rajo Baol Média fii ci Mbàkke tableau Thiabi ngul daw média bi lay leeral waxi mag dugal wax sa soxla 33 976
68 99 ñëpp ci xajarul 6 ana saay ma room